ay liggéeykat la war a dëxëñ li nga xam ne moo jëm ci seen wàllu jàmbat jëmbal ko kii di njiitu réew mi Macky Sall tey jii tam di bis bu njëkk ci weeru mai dinañu rek amal bisu liggéeykat yi waaye dafa am ci benn contexte boo xam ne dañoo jóge wala ba tey ñi ngi ci rek jàngoro yi mbas ba tax na ñu bari ñàkk ci seen ko liggéey dinañu ko waxtaane ci biir xibaar yi dem foofee ca producteur ya nekk ca rek ca nord du pays ñoom nag ba tey ñi ngi xaar ak ndimbal gi nga xam ne waxoon nañu ne dina leen ko joxaat muy ñaareel bi yoon te état bu Sénégal digoon leen ko ndax loolu li ko waral rek mooy campagne de contre saison bi nga xam ne am nañ ko naka at mi la ñu génn ci biir xibaar yi itam dinañu dem biti réew yër fa as lëf laata rek ñuy waxtaanee tàggat yaram ñu yëkkati jotaay bi daal di rek ñaanalante xibaar yi daal di pour. jërë ngeen jëf ni ma ko waxee ci ponk xibaar yi tey jii la liggéeykat yi di màggal bis biñ leen jagaleel muy fête du travail ci Sénégal nag danoo tàmm bu jotee rek dañuy amal benn rek cahier def ci ay dëxëñ wax ci li nga xam ne mooy seeni rek mbébét ak seeni bëgg-bëgg loolu nag centrale syndicale yi ñoo koy jébbal njiiti réew mi président Macky Sall ci am daje bu ñuy amal foofee ci salle de banquet ci palais de la République lay xewee. ci noonee ci atum 2020 confédération bi ëmb syndicat autonome bu Sénégal ñoom nag bëgg rek déposer seen cahier de doléance waaye secrétaire général bu CSA daal di gis ni am na tam ay jéego yoo xam ni daal nañ ko ci nemmeeku ci bu ñu xaatimee lu jëm ci convention collective interprofessionnelle bi ak augmentation de salaire daal na ci am waaye teewul am na lu bari loo xam ne des na ñu war koo jooyanti ngir liggéeykat yi xëy na gis ci seen bopp nu mu gën a ñoŋee Elimane Diouf moom la Alassane Balde woo ci téléphone. seen acte d'avancement yi dañuy toog lu mot 5 ans 6 ans 10 ans duñu avance ci li ko mën a régler mooy dématérialiser informatiser système bi ba nga xam ne ku ci nekk date bi nga war a avancer di nga ko xam date bi ñu la war a reclasser dañ koy xam loolu la ñuy yaakaar ne tant que defuñu ko situation boobu daf jël beneen bi mooy système de rémunération mooy nan la ñuy def ba état bi wàññiwaat fiscalité bi nga xam ne ñu ngi koy appliquer ci salaire u travailleur secteur privé. mi ngi noonu Elimane Diouf moo doon àddu ci micro Alassane Balde ci la ñu desandi fête bi nu rek jagleel liggéeykat yi ci cahier de doléance yi nga xam ne confédération bu ëmb syndicat autonome bu Sénégal ba tey ni am nañu revendication maanaam ñaxtu bu yees bu jëm ci pandémie Covid 19 bi nga xam ne mooy ñu bari ci ñu doon liggéey amatuñu ay xëy li ko waral mooy mënatuñ leen woon fay wala xëy na ak jote am ci seeni diggante seen ay liggéeykat ba tax na. ci jamono ji ci chômage la ñu nekk ba tax ne état bi dafa war a génne ay fonds ngir jàppale liggéeykat yooyu ñu dàq waaye tam daal di jëmmal wala jàppale entreprise yi nekk ci ay jafe-jafe loolee mooy mbébétu Elimane Diouf ba tey mooy secrétaire bu CSA ñu xambal mooy nan la ñuy def ba entreprise yi nga xam ne dañu dàq ay liggéeykat pour motif économique parce que dañuy évoquer pandémie ni mu proposé def fonds pour l'insertion et l'emploi des jeunes mu créé fonds boo xam ne day permettre ñu réinsérer ñi nga xam ne dañ ñàkk seen liggéey ci wàllu motif économique u pandémie dina permettre en tout cas liggéeykat yooyu soit ñu recaser waat leen fi ñu leen dàqee ou bien ñu wutal leen feneen fi ñu leen tugal loolu aussi bokk na ci points yi nga xam ne buñ ko saytoo xëy na dina wàññi coono liggéeykat yi ci at mi ñu jëm. mi ngi noonu ba tey ci côté CNTS moom ñoom jàpp nañu ne am na ak respect ci accord yi ñu signé woon ci secteur éducation bi ak santé bi ci atum 2019 waaye état bi dafa war a relever pouvoir d'achat wu travailleurs yi fexe ba rek gën a ñoŋal lu jëm ci administration travail yi ñu Lamine Fall mooy secrétaire adjoint bu confédération nationale bu travailleurs du Sénégal ñoom itam bëgg nañ ñu amal benn fonds de soutien boo xam ne entreprise yi nekk en difficulté ndax mbas mi moo fa jaar ñu daal leen ci jàppale ñu mën a rek suqaliku waat mën a dimbali tam ñi nga xam ne ñoo fay daan seen doole ba tey Alassane Balde la dénk yi le kàddu. wàññi prix denrées de première nécessité service yi nga xam ne mooy téléphone ndox électricité yooyu yëpp ñu fexe mais puis la loi sur le loyer aussi di jeexal ci administration du travail yi nga xam ne bi signé nañ ko te exécuté wuñ ko bu nekk ci éducation nekk ci santé mooy li xew ci pandémie bi dafa impacté entreprise yu bëri secteur surtout hôtellerie restauration transport aérien mais aussi agroalimentaire mais aussi secteur informel te dañ bëgg gouvernement teg en place benn fonds de soutien à ces entreprises. aywa mi ngi noonu ci la ñuy desandi waxtaane bis bi nu jagleel bisub liggéeykat yi entreprise yi nga xam ne dañoo nekk ci ay jafe-jafe ñi ñàkk seen liggéey ndax mbas mi jaar fii
mu di lu firndeel juróom-ñeent fukk ak ñaari nit yanu dàqee ca King Fahd Palace liñ leen wax nag mooy mbirum économique moo fa jaar benn weer gannaaw gi ñoom ba tey seen yaakaar dafa yàqeeku ci wàllu wu ni mel ba léegi ñu bari ci ñoom amagunu liggéey ñu jàpp ni ay victimes de licenciement arbitraire la maanaam dañ leen a dàq ci dàq gu teguwul ci yoon Fatou Lay Mbaye Diop moo daje ak ñoom. On ne se sent plus travailleur. Oubliez même que le 1er mai c'est demain. Madame Seck moom du féete 1er mai bi ndax nag dafa mujj nekk ku ñàkk liggéeyam moom bokk na ci juróom-ñaar fukk ak juróom-benn nga xam ne nag King Fahd Palace daf leen dàq. 5 heures moins jékki-jékki sama portable sonné message ma yëkkati xool gis nous vous informons que vous venez d'être licencié. du ma ko fàtte mukk bés boobu. mu doon rek ab choc ni ki yeneen i moromam yi nga xam ne ay chef de famille lañu. 15 années de travail ak ñoo xam ne ñu ma fa sax jiitu def nañ 22 ans am nañu def 30 ans 76 personnes licenciées. du ma naqadi sama àdduna. choc bi nag daal di tukkee ci ñoom lu ñu jàppee ne ab licenciement abusif. bu ñu licencié travailleurs yi aussitôt King Fahd moo ngi doon jël ay journaliers mu nekk loo xam ne normalu te yàgg nañ ko coytu en disant que procédure bi jaarul yoon parce que nuñ ko yàkkamtee donc solution yi ñu leen waxoon am. juróom-ñaar fukk ak ñaar la ñu dàq te ñoom ñëpp am ay CDI te it ñu doon ay chef de famille am ci ñaar ñoo xam ne ñàkk nañu seeni borom kër mu metti loolu ci ñoom li ñu bëgg rek mooy ñu dugalaat leen fañ doon liggéeyee di King Fahd Palace. mooy mbébét bi Fatou Lay Mbaye Diop juróom-ñaar fukk ak ñaar yooyu ñu am yaakaar ba tey ngir ñu dugalaat leen Véronique Ndour mooy secrétaire général bu personnel bi mu jàpp ni ak dal indiwaat na foofee amaat na foofee ci King Fahd Palace gannaaw ba nu xaatimi ak it ak patronat bi looloo tax mu am yaakaar ka ni liggéeykat yi mën nañoo rek sukkandiku ci njiiti réew mi ngir ñu mën leen a fexe ba ñu dugalaat leen tey bii di bis bi nu jagleel liggéeykat yi ngir ñu mën a amaat liggéey foofee ci King Fahd Palace Véronique Ndour ba tey ci micro Fatou Lay Mbaye. ñun délégué yi tey affaire bi bett nañu parce que xalaatuñu woon ne nañ yegg foofu ak direction King Fahd parce que te yàlla tey bi nguur gi taxawee ak patronat ak syndicat yi daal di signé benn pacte de stabilité foofu ñoo ngi siy gërëm di ci remercier suñuy responsables syndicaux yi moom. délégué patronat wax ne mën nañ jëlaat travailleurs yi suñuy xel mën nañ si dal. ñoo ngi bëgg comme cadeau 1er mai ñoo ngi ñaan di tàllal loxo président de la république. mu artu si mu wax ci ne que employés yi ñu travailleurs yi ñu licencié woon ñoo ngi leen di reprendre nañ leen reprendre. mi ngi noonu ñu waxtaanee ci wàllum njàng mi CELS authentique ba tey fa mu taxawoon la taxaw syndicat bi ëmb enseignant libre bu Sénégal daal di rek récuser modalité yi gouvernement bi proposé ne dina rek recruter ci fonction publique bi lu toll ci 5000 enseignants syndicat bi nag ne loolu dara leeru ci. ba tax na responsable yi di rek laaj état bi mu reconsidérer système de rémunération bu jàngalekat yi CELS authentique aljuma ji naka démb ca rek Tëngéej la nekkoon ki ñu koy nettali Cheikh Ahmed Tidiane Seck la. kuréelu syndicat bi di CELS authentique di gën di taxaw ci ŋàññ li nga xam ne moo di tëralin yi nguur gi ngir daal di recruter lu toll ci junni enseignant ci fonction publique bi secrétaire général bu kuréelu syndicat bi di wax ni loolee amul benn lu ca leer Abdou Fati. ni recrutement bi léegi dañ koy jàll si benn application bi ñu naan semaine. waaye ñu ne leen waaw d'accord wante également ñun li ñu gëm mooy su dee moyen secondaire am na ñoo xam ne ils sont prêts à l'emploi am nañu diplôme am nañu yëpp élémentaire dafa am ñoo xam ni ils sont pas prêts à l'emploi par conséquent ni ñu ko war a lijjantee mooy nañu def concours wala test nañu def concours parce que loolu moo gën a démocratique li si des yëpp ay tappale la ay semaine ak ay mirador ak yëpp ay tappale la Sénégal yëpp yem si mu démocratique mu équitable. leneen ci ponk xam ni kuréelu syndicat bi di CELS authentique mu nga cay dut baaraam mu di nañuy fayee jàngalekat yi. parce que lu ñu dul nanguti ñun mooy ay administrateurs civils nekk finance nekk fonction publique jël état bi en otage def lobbying di jox seen bopp ay indemnité bàyyi yeneen corps yi moo tax système de rémunération moom duñ si génn 2021 suñu bakkan lañ si xeex. ci lu soxol indi jàmm ci espace scolaire bi ci lu des ci atum njàng bi ñi nga xam ne ñoo di militant yu CELS authentique ñu ngay woo nguur gi ci waxtaan yu yaatu ñu amal ko ak ñi di kuréelu syndicat jàngalekat yi ci problème yi nga xam ne mën naa indi gàllankoor ci l'école sénégalaise bi. mu mel ne fépp ay metti ci enseignement supérieur bi moom mën na am ay yëngatu gannaaw SUDES SAES ne moom itam wax na ni boo moyul dana yëngu-yëngal ndaxte dañuy rek ñaawlu ñàkk respecté engagement yi nga xam ne jëloon nañ ko syndicat unique et démocratique des enseignants du Sénégal section bu enseignement supérieur et recherche et le syndicat autonome bu enseignant du supérieur ñu menacé dem ci grève ngir rek fexe ba pousse gouvernement bi mu am ay njeexital ci li nga xam ne moo ëpp seen bopp
Safiatou Ndiaye. secteur jàng beeg jàngale bu kawe bi su moyul rek dina xaw a yëngu ginnaaw syndicat bi du sud-est SAES itam nee na su moyul dinañ ko dégg ci diggante rek déficit infrastructure waaye itam ñàkk personnel ak ñàkk respecté itam engagement yi nga xamante ni nguur gi jëloon na ko tax nag ba yile syndicat nga xamante ne rek ñoo nekk ci jàng beeg jàngale bu kawe bi di nakarlu bu baax a baax seen doxalinu ministère tey menacé rek ni dinañ leen dégg SAES bi nga xamante ne jàpp na ni amul benn université ba fi mu toll ni bu jotagum budget bi nga xamante ne rek moo méngoog ñaari téeméeri poste enseignant chercheur yi nga xamante ne rek gouvernement bi moo ko ubbi woon mer loolu dem sax ba ci yokku ne université yi ñoom ci seen bopp absorbé nañ bépp bachelier boo xamante ne rek génn nga ci atum 2019 alors que gouvernement bi respecté wul benn engagement boo xamante ne moo ko jëlaloon boppam mu di ay engagement yoo xamante ne mën nañ jàpp ni ba fi mu toll nii rek motaluñ ko jàngalekat yi nekk ci enseignement supérieur bi jàpp ni nguuru Sénégal ba fi mu toll nii xamul bu baax a baax gravité wu situation bi nga xamante ne ñu ngi koy dund ci université yi tax nag ba ñu ne ñoom ci seen bopp pare nañ ngir ñu jégg leen su ko jaree ngir rek ñu motal li nga xamante ne rek moo di engagement yi ñu leen digoon. ca nord du Sénégal la ñu wutali ca delta bi ak fleuve du Sénégal ñay bay ceeb ñoom ñi ngi xaar ba tey ñaareeluñ jàppale jëm ci indemnisation bi war a jóge ci état bu Sénégal li ko waral nag mooy campagne bu bon bu nu am ci contre saison bii ñu weesu mu di campagne boo xam ne ñoom yëg nañ ko bu baax ndax amoon na ay inondation yu yàq bu baax a baax seen liggéey am ay tamit gunóor yoo xam ne sonaloon na leen lool te it feeñ na bu baax ci li nga xam ne mooy seen mbay loolee yëpp daal di rek wàññi li jëm ci lu ñu daan bay waaye lañ ca daan am ci jamono ji seen surface yi amble nañ ko waaye amuñu intrant bu nu fa def. kii di rek Babacar Niang ca Ndar moo nu koy nettali. baykatu ceeb yi nekk ci wàll bi nag ñoom mer nañu bu futt jëmale ci kilifa yi nekk ci nguur gi li ko waral nag mooy tardement bi ñu noté nag jëm ci koppar yu toll ci 2 milliards ay ndàmpaay yoo xam ni nguur gi daf leen ko waroon jox gannaaw bu ñu dundee nag campagne bu metti Ousseynou Ndiaye mooy président Syrize. dañu am d'abord ci contre saison bi passé jóge fa hivernage ñu amaat ay jafe-jafe léegi nag bi problème bi amee posé ko état bi dañ doon demander sax baale bor état bi ni baale bor mënul am mais dinaa leen indemniser à hauteur de 2 milliards mais boo xoolee 2 milliards ci 15 000 hectares ça fait pratiquement 127 000 à l'hectare mais quand même ñoo ngi remercier président bi ci loolu mais malheureusement dañ ci jotul lañ jotoon heureusement nit ñi am na buntu yu mu fat ba ñu mën dem campagne daaw ñoo ngi defoon 50 000 hectares mais ren ci objectif 54 000 hectares ñoo ngi def 40 152 hectares emblavure bi 40 000 de 10 000 hectares mais rendement bi dafay chuter. mu nekk ab situation bu metti nag boo xam ni baykatu ceeb bi nekk ci wàll bi ñu ngi koy dund ñoom sax ñuy delluwaat di interpeller waat ki nga xam ne mooy président Macky Sall ngir rek mu indi ci ay saafara nu mu gën a gaawee fii ci Ndar Babacar Niang pour Zik FM. Babacar Niang loolee dañuy desandi ak producteur de riz yi nga xam ne ñoo ne ba tey ci vallée bu fleuve bu Sénégal dañuy dénoncer benn manque de considération ci rek autorités yi dañoo jàpp ni dañ leen seetaan autorité gouvernementale yi sax lañu wax ñu bëgg rek ñu proposer chef de l'État ay piste de solution yoo xam ne dina fexe ba nu indi fi li doy ci ceeb ñu mën di ko dunde ci biir réew mi waaye ci jamono ji dafa jafe lool ci ñoom ngir ñu am audience ak njiitu réew mi Ousseynou Ndiaye kenn la ci responsable yi Babacar Niang la ko dénk ba tey. on a des problèmes mënatuñu dem dañu soxla président pour waxtaan ak moom wax lan moo tax mënuñu am autosuffisance moo ñu waxoon 2014 bi mu ñëwee fii ni moom mooy toppal boppam ci programme autosuffisance riz à la SAED boobu ba léegi gisatuñu président li nga xam ni moo tees nag moo di organiser meeting agricole pour gis président dajale tracteur yëpp machine yëpp wane ni ñun vraiment mënatuñu dem. ñu dem biti réew fukk ak juróomi simili moo teg juróom-ñeenti waxtu. xibaaru biti réew. xibaaru biti réew dañu koy dooree ca Somalie président Mohamed Abdoulaye Mohamed di Farmajo moom dafa war a rek janoo ak parlement bi naka tey jile ci samedi bi benn fan ci weeru maa ci suba gi lan sax wax ni la koy daal di amal chambre basse ba moom dafa voté woon fukki fan ak ñaar ci weeru avril la extension wu mandat présidentiel bi ci ñaari at ci prolongation boo xam ne dañu jàpp ni c'est inconstitutionnel maanaam jaaru yoon ba tax na ñu bari ci ñoom amoon nañ ay jàppante ci diggante armée fédérale bi ak opposition bi foofee ca capitale somalienne bi ca RDC ci République démocratique Congo gannaaw ba ñu consulté premier ministre bi Jean-Michel Sama Lukonde ak président yu ñaari chambre parlement yi président bu daal di décréter état de siège ci province Nord Kivu ak Ituri
mu évoqué nag article bi ñu dëxëñ ci 85 bu constitution bi annonce bi nag ñu ngi ko amale ci ab rajo ak télévision nationale bi nouveau premier ministre ko bi jël bi yore wàllu communication bi Patrick Muyaya moo xamle lu ni mel depuis plusieurs semaines nag ci est Congo boobu population ba dañuy rek ñaxtu li nga xam ne mooy ñàkku kaaraange foofee ca diwaan boobee. ci Afghanistan gannaaw ñaar fukki at yoo xam ne ña nga am ay jàmbaar looy xeex soldats américains yi nag ñibbi nañu mu di départ goo xam ne tey jii ci samedi bi dinañu ko rek wéyal ba fukki fan ak benn ci weeru septembre ba la ñu dëgmal troupe OTAN yi nga xam ne dañ leen a kale woon ci calendrier américain bi ñoom itam ngi commencé di génn ci lu ni mel ci alxemes gile. Actu Sport dañu koy doore ak programme Ligue 1 ak Ligue 2 bu Sénégal ginnaaw bi nga xamee ne toog nañu ñaari week-end yoo xam ne dañoo dina reprendre rek ci week-end bi jëmaat ci rek fukk ak ñeenteelu bëccëg bi nga xam ne danañu ko rek démarrer loolee di firnde le match retour championnat bu Sénégal naam am na ay journée yoo xam ne matagul ndax dafa am ay retard ci diggante ñoom Tëngéej ak ñi nga xamante ni si ñooy Jaraaf de Dakar ñi nekkoon ci compétition war ñu ñibbisi tey jëlee ci rek Dakaru ñu mën a jàpp ci Ligue 1 bi ñaari tali mi ne ci ak Gouta ak Jàmbaar loolee tey lay doon 16h30 ci stade Amadou Barry tey jëlee ba tey Dakar Sacré-Cœur ak Stade de Mbour dinañ ci laale ëllëg Casa Sport di dalal Tëngéej FC bu 16h30 jotee ba tey Génération Foot di dalal US Gorée Njàmbur di fekki AS Pikine ci stade Alassane Djigo lañu ko jàpp Sineps moom mooy dalal Douane ci Sineps la ñuy jongante yooyu jongante bu dee Ligue 2 bi moom EJ Fatick ak Renaissance de Dakar tey lay doon tey ba tey Kër Madior ak Port Africa Promo Foot ak Sonacos Amitié ak Guédiawaye Duc ak Thiès FC laata ñu koy wéyal ëllëg ci dimanche bi ci diggante Linguère ak Demba Diop Wakam moom ak Jamono Fatick ñoo ci war a laale. ci loolee laata ñuy yër aslëf ci biti réew ñu waxtaanee wàllu athlétisme tey jilee ci Ndakaaru ci stade Léopold Sédar Senghor ci la LADAC mooy Ligue de Dakar di amal bëccëg bu mujj ci championnat régionaux jëm ci wàllu petite catégorie laata rek ñuy entamé championnat nationaux yi ci noonu nag ki nga xam ne mooy njiit li El Hadji Bara Thiam waxtaan na ci am ñun wax ñu li war a xaw ci bis bi ak lan cee xaar ñu teewlu El Hadji Bara Thiam. sur le plan administratif dañoo fonk petite catégorie parce que xam nañ ne petite catégorie bi ñoom ñooy doon ay athlètes suba yi donc moo tax duñ leen négliger parce que xam nañ ne tey discipline bu amul relève du sori léegi nag bu ñu demee ba si cappaandaw gi région bu nekk day organiser finalam moom la ñuy wax les championnats régionaux des jeunes bu ko région bu nekk organiser après fédération ci boppam mooy jël les rênes organiser championnat national bi maintenant su boobaa nag loolu day permettre résultats yi ñu ciy jëlee day tax jox ay jumtuwaay directeur technique national bi pour que mu mën a am rankingu xale yi xam ku ci nekk lan lay jar ba nga xam ne suba bu amee sélection du am benn problème beneen bi si topp mooy dañu ci am benn partenaire de taille muy association bu ñuy wax UPSAS nga xam ne Amadou Diaba moo koy diriger ak ay internationaux. voilà kon tey jii lay doon ci stade Léopold Sédar Senghor di fàttali rek ne 9e édition Jeux de la francophonie yi dinañ ko amal du 19 au 28 août RDC ca Kinshasa lay daal di xewee di ci Sénégal nag ñi ngi waajal lu jëm ci Coupe d'Afrique des Nations de beach soccer ñi ngi ci rek wàccaay gi ci jamono ji gannaaw ba ñu amee les tirages yi ba ñu xam ku ci ne kan nga ci dajeel ñu dem biti réew daal di yër aslëf ci li nga xam ne mooy programme bi war a am tey ci championnat yi am foofee ca Espagne la ñuy dooree 34e journée bi 12h déjà Eibar ak Alavés Elche ak Atlético 14h15 lay doon USCA moom ak Real Sociedad 19h Real Madrid ak Osasuna dinañu ci laale 34e journée ba tey ca Premier League bi Crystal Palace ak Man City Brighton ak Leeds ñoo ci daje Chelsea bu Edouard Mendy ak Fulham Everton ak Aston Villa ñoo ci war a rek jano laata ñu koy wéyal ci dimanche bi ci Série A bi 34e journée la ñu toll ñoom itam dina am ay jongante diggante Hellas Vérone ak Spezia Crotone Inter Milan Benevento ñoo ci war a daje ci France Ligue 1 35e journée Paris Saint-Germain bu Gana Gueye ak Lens Lille ak Nice loolee 19h kon lanu koy rek jongante jëm aslëf ci li gën a fës ci tàggat yaram laata ñu koy wéyal naka ëllëg
ci dimanche bi loolu moo gënoon fes ci li xibaar yi daal di fesal tey jii la ñu fàttali li ñu fi waxtaanee ci biir xibaar yi bokk na ci tey bi ñu jagleel bis bu njëkk ci weeru mai bisub liggéeykat yi ba tax na ci Sénégal moom li koy def firndeel mooy li ñu tàmm di def dañuy jébbal njiitu réew mi ak kaye boo xam ne dañu ci dëxëñ seeni rek jàmbata tey ba tey di bisu 1er mai mu amee ci bis boo xam ne dañoo nekk ci crise sanitaire maanaam mbas bi jaaroon fi lëmbi réew mi moo tax ci ab amul benn yëngu-yëngu buñ ci amal dem nañu ci nooru pays bi waxtaanee ak producteur de riz yi maanaam baykat yi ñoom itam ñuy xaar seen rek ndimbal ñaareel bi yoon ngir jàppale leen gannaaw ba nga xamee ne bay mi doxul jëm ci seen ko wàll ci biir xibaar yi dem nañ biti réew daal di koy jeexale ak tàggat yaram di leen jaajëfal ci teewlu bi di jaajëfal Cheikh Anta Gueye bi nekk ci machine bi Safetou Ba ci réalisation bi Soxna Fall moo nekkoon ci kàddu gi di leen dégtal xibaar yi